d'établissement yi Ziguinchor mais aussi am na atelier à Bignona ci ñaari IEF yi muy Bignona commune ak Kafountine mais aussi am na atelier aussi bu ñu organisé à Oussouye loolu yëpp dañu bëgg a nu mu tuddati renforcer sunu chef d'établissement yi pour bu ñu yeggee ci seen école yi ñu mën a ñoom tamit renforcer seen maîtres yi seen professeurs yi pour ñu mun a jël en charge protection mun a tax ba xale yi bu ñuy jàng seen xel dal ñu mun a jàng ci ay anam yu rafet yu nga xam ne yu dëggu pour bu subaa bu ñu jàngee ñu mën a réussir ñu mën a comprendre lu ñuy jàng ci école mu mën leen a jëriñ ñu mën a am résultat yu baax. Madame Ndiaye Oumou Diakhaté moom bokkoon na ci google atelier moom mooy directrice école Amadou Tidiane Boye bu NEMA 2 moom moomee rek gis na ni atelier bi lu leen war a amal njëriñ la ndax dana ñu am njumtuwaay ak i xam-xam ak feem yu tax ñu war a mën a rek xeex fitnal gi ñenn ci xale yi di jànkonteel ci école yi ñu déglu ko ci micro Aïssatou Diatta. tey dañu convoqué fii pour une session de formation maanaam ci aar xale yi jëlee ko ñetti at bu fukki at ak juróom-ñett loolu mooy suñu teewaay ci session de formation bi dinañuy indil njëriñ lu baree bari parce que comme ñun ay xale la ñuy liggéeyal jëlee ko 8h ba 13h ñu ngi ci xale yi te nekk ak ay xale dafa metti li ñuy jëlee fii buñ ko partagé maanaam ak ñi may liggéeyal yépp dinañu mën a trouver ay solution ay pexe pour mën a aar xale yi ci lu bari. waaw dina jëriñ xale yi ndax buñ fi jëlee dara boole ko ak ñun suñuy xalaat suñuy pexe yu ñu jot a am ci biti dina mën a jëriñ xale yi ci lu baree bari. mooy noonu ñu daal di waxtaanee ci leneen rawatina politique parti bi ñu duppee convention citoyenne pour la république la démocratie et le développement daal dinañu dem lëngu ji ak Idrissa Seck investir nañ ko sax ne moom mooy seen candidat ci élection yi ñu dégmal week-end gi lañ ko doon amal fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom ñooñu nag ki nga xamante ne moo daal di wax ci seen tour Jules Fada Manga lay yuyoo daal dina ñëw ci lu waral tànneef gi ñoom waa parti boobu ñu tànn Idrissa Seck bu réew mi ngir mu nekk ki ñu war a ñemb mu dem bëri ji leen ci yi ñu dégmal ñu déglu ko Jules Fada Manga ci micro Abbas Seydi. Donc pour man tey bés bi daal bés bu mag la parce que congrès de mon parti le parti CRD dama am occasion pour me investir un homme à savoir monsieur Idrissa Seck qui ñëpp xam nañu ko c'est un homme intègre c'est un homme qui ko am courage un homme qui aime le Sénégal parce que pourquoi xam ngeen son parti naka la ko tuddee réew mi mooy daal en nasaraan le pays. Alors lu ma ko waxee dans ma communication c'est quelqu'un bu xam ne daal am na courage am na sañ-sañ en tout lieu fu nekk pour défendre les intérêts de ce pays. lu ma ko waxee encore dans ma communication moo dafa dimbale woon Macky Sall en 2012 élection yi lorsque Macky Sall gagné élection yi ñu formé benn coalition bu ñu ne benn bokk yaakaar quelque temps après mu génn mu ne maam bëgguma bokk ci bu gouvernement bi parce que dama bëgg a être libre ce qui veut dire que moom homme bu libre la preuve ni ma ko waxee tey daal amul bari ji jafe-jafe amul ruus parce que moom depuis très longtemps dafa démissionné donc gouvernement bon bu xam ne daal du fa yàgg donc moi je pense que vraiment ni ma ko waxee dans ma communication c'est un homme de courage un homme qui peut diriger ce pays te xam naa ne daal su soobee yàlla le 24 février n'est-ce pas dina mun a nekk le président de ce pays quoi. ñu desandi ba tey ci moom Jules Fada Manga moomu secrétaire général bu CRD moomee daal na profité ci occasion boobu ngir ñaaw li mu ne doxalinu njiitu université yi nga xamante ni joxoon nañu leen dogal seen étudiants yooyu ngir ñu amal fa ab conférence waaye bi ñu demee ba ci càppandaw ga ñi tere conférence googu te teguñu ko fenn lu dul parparloo ci lii di wàllum politique te nee na loolee mënoon naa ñàkk. ñu déglu ko ci Jules Fada Manga ba tey ci micro Abbas Seydi. Bon, en fait, ma ko waxee en français c'est vrai que professeur Abdourahmane Diouf membre de Rewmi moo nekk porte-parole parti Rewmi donc étudiants yi Rewmi bu université ñoo ko invité pour mu ñëw def benn conférence foofu université mais étudiants yi dañu jëloon vraiment seen disposition pour ñu ñaan benn salle fu muy defee conférence bi c'est-à-dire benn amphithéâtre ñu am réponse bi parce que recteur bi dafa répondre dafa leen jox benn lettre pour leen la daal que mun nañu def effectivement conférence bi université mais à la surprise de tous xam ngeen ce qui s'est passé bu ñu nit yi ñëwee muy recteur bi yónni ay vigiles yi ñu ne daal il faut que kenn du duggati salle bi lu mu xam ci loolu daal man professeur de droit la loolu mooy daal illégalité vice de forme c'est-à-dire que mun loo autoriser nit ku la ñaan pour mu def dara nga ne ko waaw jox naa la autorisation après quelque
temps après nga ñëwaat nga ne ko man lu ma la joxoon dam koy nangu en droit loolu mooy daal un vice de forme, n'est-ce pas, une voie de fait. Je pense que autorité bu université précisément Alassane Diédhiou recteur bi daal ñun xam nañu ko mu ngi ak c'est l'ami du président. S'il est recteur c'est parce que il est de la paire, donc xam naa ne dafa ragaloon daal ay jafe-jafe ragaloon daal pour que peut-être que Macky Sall puisse le dire quoi yow lu tax nga bàyyi ay opposition ñu def conférence université. Mais en réalité je crois que comme lu ma ko waxee ci nasaraan loolu c'est effectivement c'est une illégalité qu'il faut dénoncer. te nu ñu ko xamee monsieur Abdourahmane Diouf dafa def cette conférence à l'université de Saint-Louis bu Gaston Berger ak université ou UCAD, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop. Donc je ne comprends pas, est-ce que l'université bu Ziguinchor ak ñeneen université ñaari université est-ce que ils sont pas différents? Comment peut-il ñu jox ko autorisation fale Saint-Louis à UCB ak UCAD ou def fa ay conférence arrivé à Ziguinchor ñu tere ko def conférence man je n'arrive pas à comprendre loolu daal mooy injustice. bakk baa ngi doon jib na wàllu xabaaru bitim réew la ñuy daal di waxtaanee ñu ànd ceeg Nialing Biaye ñu ngi lay nuyu. fay naa la Cissao dañuy daal di tàmbalee sunu xabaari bitim réew fële ca République démocratique du Congo foofu nag ñii di congolais yi ñu ngi xaar kii di Félix Tshisekedi di njiitu réew mu bees bi mu amal waatam ci talaata gi waaye daanaka daf koy mujj amal ci alxames gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier. ñu dem ca Libéria foofu nag ki nga xamante ni moo nekkoon ancien star ci wàllum football boole ci jël premier ballon d'or africain moom nag bi mu nekkee président bu Libéria def na at. moom nag daanaka biñ ko falee ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi ak ñenn ñi ci classe populaire bi daanaka ñoom dañoo kontaanoon ci fal biñ ko fal gannaaw bi mu amalee benn annonce bi nga xamante ni dañuy daal di xeex ñàkk mi ci seen biir dëkk boobu lay nga xamante ni 80% ci population bi dañuy dundee ci lu toll $1,25 ci bés mi. waaye daanaka lim leen dig ci campagne bi mi ngi jël temps ndax gouvernement bi ba tey mënul régler problème économique yu ñu fay jànkonteel ci dëkk boobu lay loolu lay lenn waralu ko lu dul guerre civile bu fa amoon nga xamante ni def na fa fukki at ak juróom ak li nga xamante ni mooy épidémie Ebola bi fa duggoon. Cissao dañuy daal di tëjee sunu xabaari bitim réew fële ca France foofu nag li nga xamante ni mooy dëkk France ak Allemagne ñoom nag ñi ngi def lépp lu ñu mën ngir ñu mën a sori ci seeni relation ba tax na kii di Angela Merkel ak Emmanuel Macron ñoom nag daal dinañ signé ci talaata gi lay ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier fële ca ville bi ñuy ne Dax-la-Chapelle nekk fële ca Allemagne ñaari njiitu réew ñi lay dañoo daal di renforcer li nga xamante ni mooy traité de l'Élysée bi nga xamante ni kii di Charles de Gaulle ak Konrad Adenauer ñoo ko signé woon ci atum 1960 Cissao lii rek la woon ci sunu xabaari bitim réew. ñoo leen jërëjëf ci bi ñu ko yeggee yooyu la ba xabaaru bitim réew. Albert yónnee ñu beneen bàkk ngir ñu mën a waxtaane leneen. lu ñu war a waxtaane loolu mooy tàggat yaram xam ngeen sax bàkk bi yaa seetu jaatal lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu. fay naa la Cissao ci football lañuy doore yi la xabaaru tàggat yaram finalu ñaareelu soonu renouveau bi ñu suwe woon barki démba ca stade Aline Sitoé Diatta te nga xam ne itam si la ASC Colobane ñàkk muy ndaw ñi ak mag ñi ci kaw ASC yi di bu Jiringo ak bu Zig Inter ki nga xamante ne moo nekkoon président bu ligue régionale bu football di Daouda Badji moom lañu bàyyile boobule final honorable député Mamadou Badji moo fa tey woon ngir représenté wu frère am ñu déglu ko ci kàddu yu mu dënk Moussa Ndaw. damay d'abord remercier ODCAV du renouveau à travers ñoom remercier tout le monde sportif bi toog xalaat ni tey seen final bi feu Daouda Badji lañ koy jagleel parce que bokkoon na ci ñoom yàlla def nag lu mu war a def jëlee ko suñu loxo comme ni ñu ko waxee moo ñu ko gën a soxla dem na ñoom ñu toog xalaat seen bopp mais ñun de dañuy waajal final yaakaar naa ne bu ñu jëlee diw Daouda Badji def ko suñu parrain même bu dee newu fi mais def ko suñu parrain da doon lu baax te effectivement bu ñu ma ko waxee bu ñu ko waxee fu ne ñëpp a ci ako rafetlu moo tax ma ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci xalaat bu rafet boobu xam ni ci ñoom la bokk moo tax ñi indiwaat ko tey dafa nekk parmi nous bokk ci lu ñuy def nii xam naa fu mu nekk noonu war na yàlla ni xolam dina sedd ay vraiment di profité quand même di ñaanal ñëpp quand même ñaanal ñëpp ñu mu fi bàyyi aussi yàlla may leen gudd fan ak wér-wér leen.
Dame Bey di président wu ñaareelu soonu renouveau boobule yëkkati na itam ay kàddu jëmale ko ci bilan wu saison bi mu rafetlu ñi nga xamante ne ñoo yore woon wàllu nawetaan bi ca Ziguinchor Moussa Ndaw moo taataan ay kàdduwam. xanaa sant suñu borom bu baax a baax parce que ku yàlla may nga jouer saison nawetaan ba tey nga arrivé tey final kon sant suñu borom amul benn violence boo xam ni constaté nañ ko yaakaar naa mënuñu lu may féliciter ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi parce que tey ñun suñu gis-gis la woon suñu bëgg-bëgg la woon permettre à la jeunesse de Ziguinchor de pouvoir s'épanouir et je pense que tey suñu gisee final bi li nga xam ne moo fi am football bu rafet bi fi am ak niveau bi nga xam ne am na ko nga xam ni tey kon fête bi neexoon na di ñaan rek yàlla ñi nga xam ne ñoo ko gañ yàlla nekk ndam bu leen jik mais également ASC Entente bi nga xam ne moom perte également ñi leen di wax di courage ñi nga xam ne rek c'est la jeunesse de Ziguinchor moom moo gagné waaw je pense que loolu commencé woon nañ ko avant saison muy démarré parce que tey du su amul kenn koo xam ne suñu biir neex na la tey situation bi nga xam ne tey moom la ñuy vivre tey parce que suñu sañoon ñëpp dañuy nekk benn donc mais comme li am na ba pare ñun ñëpp ku nekk mi ngi jéem a liggéey pour loolu retrouvaille mën a am parce que tey soo xoolee tey si présidium ñi nga xam ne ñoom la ñu invité woon tey am na si ñoo xam ne ni si beneen ODCAV bi lañ bokk ñu accepté tey venir répondre à l'invitation de la zone kooku rek mooy wane tey amul animosité entre suñu biir am nañu yaakaar ni fii ak ay weer yi néew wala ay fan yi néew incha allah nañ mën a delluwaat pour ñaari structure yëpp nekk benn incha allah. ci athlétisme la ñuy waxee samedi bee weesu la ñuy def 10e édition wu semi marathon bu Oussouye ca capitalu Kassa ay ndaw yu bëri yi nga xam ne dañu defoon athlète te jógee ca diwaanu Ziguinchor ak Dakar ñoo fekke woon loolu lee nga xamante ne syndicat d'initiative du tourisme de Casamance ak Eiffage Sénégal ñoo ci jàpp waylaago yi ñoo tijji woon loolu lee ci distance juróomi kilomètre ñi gën a ndaw ñi ñoo ci topp bile événement nga xamante ne day tax ñi siiwal tourisme bi ak itam destination Casamance ñu ngi ko defee ca fukki kilomètre ci Viet Vo Dao pratiquer li ñu duppee Vovinam Viet Vo Dao mu ngi am fukki at ba mu dooree boobu léegi ca diwaanu Ziguinchor am na ñi nga xamante ni sax xamuñu ko kii di instructeur bi te nekk itam directeur technique régional di maître El Hadj Sarr mu ngi def kantalaay kattanam ngir ñi mën a pratiquer Viet Vo Dao ca Casamance. Vovinam Viet Vo Dao ñu ngi koy commencé fii depuis 2010 chaque année dafay am ñuy ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw quelques mois ñu bàyyee ñeneen ñi dañuy ñëw 1 an 2 ans ñu arrêté des gens des fois da ngay gis koo xam ne dafay ñëw toog lu yàgg ñëwaatul il revient aussi avec force loolu mënul ñàkk am na ñoo xam ne des fois dañu am jot tey après comme souvent dañu nekk ci milieu njàng da ngay gis koo xam ne dafay jàng à un certain moment il est affecté wala njàngam poussé ko mu dem feneen donc il est obligé d'arrêter wala mu nekk ci milieu boo xam ne du mun a pratiquer parce que lii wala parce que là maintenant ñenn ñi nag c'est un manque de courage comme njiit la premier objectif mooy réunir maanaam regrouper tout képp kuy def Viet Vo Dao dans la Casamance ñuy wax benn club yi fi nekk yëpp Ziguinchor am na ñaari club boo demee aussi am na club bu fa nekk Sédhiou am na club donc Nianga am na club Djiréji am na club Thionkesil Birindiago ak Suel yooyu yëpp ay club yoo xam ne pratiquants yi fa nekk bu ma leen formé wul seen maître yi presque maa leen di suivre donc je voudrais au moins que pratiquants yëpp ñu wax benn parce que compétition bu ñu jógee fii aussi kenn compétirul pour sa club mais dañu compétir ci turu Casamance voilà. ci lamb la ñuy jeexalee yi la xabaaru tàggat yaram combat wu Modou Lo ak Eumeu Sène ci weeru février bu amee benn fan lañ koy amee kii di directeur général bu OK Africa TV moo tëgg boobule combat di fàttaleen ñi ñoom ñaar ñooñu bari woon nañu atum 2014 te Modou Lo moo jëloon ndam bi Sisao li moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Aïssatou ci xabaaru tàggat yaram yooyu nga ñu yeggee mu ngi noonu bu ko defee ñu rek déglu ji xabaar yi nga xamante ni moo tukkee ci xot yëglekaay ñu xëyee ci bëccëgu tey ji. xibaaru yëglekaay yi ak Sisao Koli.
dalee nag jàmm yëglekaay ñu xëyee ci bëccëgu tey ji xëy nañu biral inauguration gi ñu doon amal ca pont bu Farafeñe fële ci diwaanu réewu Gambie te Macky Sall njiitu réew Sénégal amal ko ak ki nga xamante ni bi rek moom moo di Adama Barrow président bu Gambie Sénégal bi nga xamante ni bi rek dafa doon nekk gént léegi lu dëggu la ci diggante ñaari réew yi libération yëglekaay moo ko xëy bindee ni mel gannaaw bu ma xamle ni rek pont bu Farafeñe daat nañ ko rek tabax ba démb day inauguré nañ ko loolee day ñu bëree ci ay doomal Sénégal bu ñuy génn Sénégal balaa ñoo duggaat Sénégal dañuy jaar ci Gambie pont boobee day njëriñ kese la te itam dana rataxal diggante Sénégal ak Gambie bi rek di libération moo ko xëy bindee ni mel Vox Populi daal di jël wax ji rek ne nguur gu Sénégal day daal dina bokk ci ñu tabax googuleeg pont gu Gambie waaye nag nañu xam ni day Gambie moo yor wàllum doxalin googuleeg pont ndaxte ci biir réewam la ne Macky Sall nañu même su fekkee day Sénégal uti na ay milliards ngir rek tabax boobule pont waaye nañu xam ni rek pont bi mi ngi ci réewu jàmbur ca Gambie la nekkoon Gambie moo yor lépp luy doxalin wàllum pont boobee Adama Barrow daal di jël kàddu gi ne ko rek lii de mooy wone ni mbooloo rek mooy doole bi léegi kaay nañu Adama Barrow dafa tontu Macky Sall ne ko rek tant que ñu ngi booloo kenn duñu man ñooy jël paasu ne pay bi léegi kaay di Le Quotidien rek daal di xamal ni rek Sénégal bi day judduwaat na gannaaw rek ba mu nekkoon li nga xamante ni rek lu naax saay la ndax pont bu Farafeñe bi moo dekkilaat Sénégal bi gi nga xamante ni dañ ko doon wax rek ci ay gémmeñ léegi nekk na lu dëggu bi léegi kaay rek ba tey di Le Quotidien nañu fi mu ne rek ñi nga xamante ni ñoo doon génn ca Ndakaaru wala ci yeneen régions yi dem ca Casamance wala ñuy génn Casamance dem ci yeneen pàcc réew mi jaaree ko Gambie fitna gi ñu doon daj ci coono ndax ay bag yu bon deñ na ndax pont bi nga xamante ni bi rek moo indi jàmm ji ñëw na bi léegi kaa di Les Échos ne rek président bu Sénégal ak bu Gambie ñoom ñooñee day lu gars yi doon gént mujj nañ ko def lu dëggu L'Observateur yégle gars yi ne Macky Sall rek ak kii di Adama Barrow fi mu ne rek daal nañu arrosé lii di bag ba te rek Areski mi nga xamante ni bi rek entreprise bi mu moom moo tabax boobule pont ne toppatoo rek bu fekkee def nañ ko ci pont bi day téeméeri at pont bi mun na koo am te dara du ko wokk du ko xuri Youssou Ndour mi jiite Super Étoile xamle na coono li nga xamante ni bi rek gaay doon nañ ko daj moom itam musa na ko daj foofee ca bag ba ndaxte rek mës naa ñëw ngir dem ca Gambie googee amal fa ab manifestation waaye nag daa mujj fanaan faf ci googleeg bag kon moom mu gis ni pont bi nga xamante ni bi rek tabax nañ ko de askan wi danañ ci njëriñoo bu baax a baax Le Soleil nañu pont ba ñu tabax ca Farafeñe mooy rek daal di wone diggante wu ratax wi nga xamante ni Sénégal ak i Gambie moom lañ daal di am ñu mel ni rek ay nit yu bokk ndeeg baay ñi nga xamante ni rek ñooy jëfandikoo tali bi bu ñu sukkandikoo ba tey ci bi léegi rek di Le Soleil ne ak pont ba ñu tabax lu yàggul dara kenn dootul fanaante ci yoon bi wala di yàgg rek ca bag ba Macky Sall de yëkkati na fa ay kaddu ne pont baa ngi nii defar nañ ko ba pare naam ay njiitu réew ñoo fexe ba indi koppar bi ñu ko tabaxee waaye gouvernement ñaari réew yi ñoo ko war a sàmm waaye itam ñi nga xam te ne bi rek ñoom ñoo di ñi war a jaar ci googuleeg pont itam def ko seen mbiru bopp jàngeen jëf jeex na ñu taxawandi fii ci ëttu jotaay xabaar yi léegi-léegi ñu fàttali leen ponk ñu fi jotoon na yaatal ay njiitu l'école yi bokk ci yëf bu Ziguinchor ñu yokku seeni xarala ci artu tànk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci l'école yooyee leel gi tàmbale na ni ki altine gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier ca maxanu Croix-Rouge bu Ziguinchor noonee ñu koy amale fii ci Ziguinchor Oussouye ak Bignona noonu itam lañ nekk di dalale xumbute yi ni mel da ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaayu xabaar yi de xabaar waxtaane nañu itam nga xam te moo di parti de la convention citoyenne pour la république la démocratie le développement daal nañu rek ngemb Idrissa Seck bu réew mi ne moom la ñuy dem jàppale ji ci élection présidentielle yi nga xam te moom la ñuy dégmal loole da ngeen ci ay yaatal yu Jules Fada Manga nekk secrétaire général bu parti boobee indi ko ci biir ëttu jotaay xabaar yi ñaari mbiyaay jaar na fi ngir xabaar bitim réew Aïssatou Diatta ngir xabaaru tàggat yaram sànq la ñu yëkkati yi di ëttu jotaay xabaar ak xabaar yi ñu taataan ci xot yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey jii lii la woon ci xabaar ci saw ko li ne woon ci kàddu gi ñaaling bi ay ci réalisation gi Albert Gomis moo nekkoon ci xarala gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby bi nekkoon itam ci xarala yi tax ngeen mën ñu seetaan ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 ak itam ci YouTube La Teranga TV rafetul nañu ànd beeg ñun dig leen daje ci yeneen ëttu jotaay xabaar salaamaaleykum